waaw waaw ab maire bu baax ci gox su liggéeyee ñëpp xam ko. waaye Yeumbeul Sud yéen xam ngeen ki may way baara Yeumbeul yéen amin nga ki may way baara baara Modou Bara Gueye baara Yeumbeul Sud yéen sam yéen bi baax na baara ku la kenn nax aaroy du nuroo biir baara baara bu ni fan desu ko jeex baara baara Modou Bara Gueye naw nañu la xam nga ji jëf waxtu doon di ko lii wóor na ne fang nag kenn du ko werante jàppal ci Bara mu yóbbu Yeumbeul Sud feeñ na Bara Modou Bara Gueye naw nañu la kaay ma wax la ni ñu Bara saagale ci Pikine mir communal département bu Pikine Bara jël ndam la ñu xaaj yóbbu ñu Kër Massar mu jël ndam yaa nu fi xewati Yeumbeul fonkal sa meer Bara Modou Bara Gueye naw nañu la li fi jotam Bara yi ki ko fi def wóor na li fi jotam Bara yi ki ko fi def wóor na wañal ma commissariat police bi Bara wañal ma kër gi mu may imam yi Bara wañal ma lycée Mame Sakhir Gueye bi Bara dispensaire Pape Sidati Fall Bara le Pilibo centre commercial Maktoum li fi jotam yaay ki ko fi def Bara li fi jotam yaay ki ko fi def bibliothèque communale tuddee ko Wagan Njaay Bara 200% may na ko étudiant yi kii tabe na 200 permis de conduire kii tabe na ñetti million mu may ko jàkk yi Bara diine ñor la fukki million ci fourniture mu may élèves la nouvelle maison de la femme en construction Bara stade communal en gazon synthétique bi lii doon na 50 millions ci dimbali këru docteur yi lii Bara l'association française immunitaire pour la lutte contre la souffrance Bara de santé ay Abdoulaye Diop losement yëppoon dimbali sage-femme yi lii baax na Modou Bara Gueye naw nañu la suma dee wax lépp li fi Bara def ci Yeumbeul suma génn fi lay fanaan war naa wax leen Bara Modou Bara Gueye wax leen Bara yàlla may Yeumbeul Sud yéen xam ngeen ki may way Yeumbeul yéen amin nga ki may way Modou Bara Gueye Yeumbeul Sud yéen sam yéen bi baax na Bara ku la kenn nax aaroy du nuroo biir Bara du ni fan desu ko jeex Bara Modou Bara Gueye naw nañu la xam nga ji jëf waxtu doon di ko lii wóor na ne fang nag kenn du ko werante jàppal ci Bara mu yóbbu Yeumbeul Sud feeñ na Bara Modou Bara Gueye naw nañu la kaay ma wax la ni ñu Bara saagale ci Pikine mir communal département bu Pikine Bara jël ndam la ñu xaaj yóbbu ñu Kër Massar mu jël ndam yaa nu fi xewati Yeumbeul fonkal sa meer Bara
Modou Bara Gaye naw nañu la li fi jotam Bara yi ki ko fi def wóor na li fi jotam Bara yi ki ko fi def wóor na wañal ma commissariat police bi Bara wañal ma kër gi mu may imam yi Bara wañal ma lycée Mame Sakhir Gueye bi Bara dispensaire en Pape Sidati Fall Bara le plus beau centre commercial Maktoum li fi jotam yaay ki ko fi def Bara li fi jotam yaay ki ko fi def bibliothèque communale tuddee ko Wagan Njaay Bara 100% may na ko étudiant لأن أيضا الكرسي على النصارى صلى الناس من كيه من كيه المساعد قائما يا رب من جميع على الآخرة يقول لي يا رب تجمع تسكتنا تسكتنا بجاي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ndaxte ku gis lii infrastructure bi nga gis nga xamante ni lii du ay maire wala ay paa ñoo fi jàngee ay ndaw ñoo fi jàngee comme monsieur le maire def ko delloo nga jukkal la jeunesse de Yeumbeul Sud. fii laa taxawoon daaw man leen amoon ay at ci ginnaaw fii boo fi doon jaar yaakaar naa ni bu la gungewul doo fi ñëwee kon tey li nga def nii moom la ñuy wax revitaliser li nga xamante ni moom mooy localité bi ñëpp xam nañ Afia aujourd'hui am na taxawaay bu bees am na xarkanam bu bees te li ko waral monsieur le maire yow la te li tax mu doon moom foofu nag mën naa ngeen déglu ma parce que mën nga am xaalis mën nga am lu ne mais soo amul xam-xam doo ko def lii mu def dafa bokk ci li naan développement économique local pour nga def ko foog nga def li naan ciblage zone bi zone bi mu jël nii ba dundalaat ko nii je pense que képp koo xamante ni am nga xol bu baax war nga tàcc monsieur le maire ci li mu liggéey pour ñu Yeumbeul Sud. asalaamaaleykum mbooloo mi asalaamaaleykum waa Yeumbeul Sud maa ngi nuyu képp ku teew ak képp ku dégg sama baat di wax man ci turu bàjjenu bopp yi laay wax turu jigéen ñi turu yaay yi ndax Bara dañ ko war a delloo dugal amuñu fayam yàlla bi nga xam ne moom moo am fay yàlla na ko yàlla fay te fayal ko suñu si leen yàlla na fi Bara toog ndax ñun yaay yi nga xam ne lii ñu defal walaay jafe woon nañu lii rafet woon na ci ñun waaye nit bi toog di ñu jàppale ñun ñëpp suñuy doom dañu leen doon jox paas 1000 francs ñu dem jawat jaay wala ñu jóge di dem fu nekk di jaay ñun nag ñoo war a delloo njukkal Bara Gaye Bara yokku na cere dañoo war a dolli ñeex mooy deuxième mandat bii waruñu koo xëccoo kenn Bara dafa war a gagné largement nag te ci yéen ñi ñoo ko war a xal ndax li leen defal defuñu kenn duñ ko defal. tey moom moo représenté xale yu Yeumbeul Sud Omar vous avez la parole. salaamaaleykum ñëpp man nag maay maire des enfants Yeumbeul Sud. merci beaucoup. wax ji sax jar ko woon mais comme que dama ni man maay maire bi yoon la pour ñu sant maire bi ndax école bi ñu fi defal yéen yaay yi nag li leen dégg mooy suñu contentement yéen si yéen ngeen a ko exprimé yéen yéen a war a voté monsieur le maire bam pour mu dem ba defal fi lycée incha allah kontaan nañ ñu xale ba kontaan ngeen jigéen merci beaucoup. merci monsieur le maire. kàddu gi gàtt na leer na précis. merci Omar Sall. aujourd'hui dama am mbégte lu tax ma bég c'est parce que tey yàlla def na ce CM a été construit par le maire Bara Gaye ma bokk ci conseil municipal boobu ma nekk encore le président de la commission éducation au niveau de la mairie yàlla def bi école bi pare ñu ñëw def fi assemblée générale avec les parents d'élèves ñu ñëwaat ma diriger l'association des parents d'élèves du CM Sakhir Gueye imam Sakhir Gueye loolu doon mbégte ci man parce que dama bokk ci conseil municipal bu tabax école bi ma ñëwaat ñu dénk ma présidence su APE association des parents d'élèves
mu doon mbégte bu rëy ci man damay wax monsieur le maire au nom des parents d'élèves ñu ngi lay sant di la gërëm di la wax ni Yeumbeul Sud est fier de toi Yeumbeul Sud ñu mel ni yow la ñu soxla Yeumbeul Sud ñoo xam ne dañuy yóbbu Yeumbeul Sud ci kanam tey tous les jeunes de Yeumbeul Sud amuñu ko complexé parce que da nga décomplexé tous les jeunes de Yeumbeul Sud parce que on est fiers d'être Yeumbeullois nous sommes des Yeumbeullois nous resterons des Yeumbeullois inchallah rabbi. Merci beaucoup, merci monsieur le président des parents d'élèves. ma bëgg fàttali ni rek ni compétence yi nga xam ne moom lañ leen dénk collège bokk ci lycée bokk ci dafa fekk rek ñu am xolu yërmande ci xale yi nga xam ne ñoo fi jóge di génn ci commune bi di jàng ji fu sori te mu yàq jàng xale yu bëree bëri moo tax ñu ne nañu takk seen liggéey jël seen koppar fexe ba régler problème bi nga xam ne état du Sénégal moo ko waroon a régler kon gàcce nga la ma conseil municipal bi Yeumbeul Sud gàcce nga la ma bureau municipal bi Yeumbeul Sud gàcce nga la ma monsieur le maire daanaka yi ko ñoom gàcce na ma bu baax a baax kon nag bu ñu wax ci éducation dañuy sant kilifa éducation yi ñu yàlla booleel fii ci département bi muy l'IEF madame Ndiaye mais également l'IA Gana Sène ñoom ñooy fii suñu kilifa ñu yëkkati infrastructure bu yàgg bi betteel leen ko teg ko ci seen loxo ndax jaaxle woon nañ loolu te gis nañu ni lycée yi ak CM yi fi wër ni ñu feesee ni ñu débordé te lii nekkul investissement wu état du Sénégal kon commune bi Yeumbeul Sud participer na bu baax a baax au développement ou au bien-être de l'IEF et de l'IA loolu daf may ma def transition jox kàddu bi ki nga xam ne nag moom mooy kilifa école bi xale yi nga xam ne bii ñoom lañu dénkaane ci école bi ci loxoom la ñu nekk muy koo xam ne di ku am expérience ci wàllu éducation la yàgg na ci IA bi ñu koy dénk ay projet ak ay programme mu koy doxal tey yàlla dogal mu am lourde tâche ubbi CM bu bees te ku ne xam ne ni tout début est difficile démarrage bi donc ay locaux yu yàlla lañ ko jox ko infrastructure bu mucc ay ndax nag collège bu mel nii yaakaar naa ne ci biir département de Pikine ba ñu jógee amul collège bu ko dàq waaye jafe-jafe yi mi ngi ci tàmbali bi ci ndorte bi ci administration et tout te loolu yaakaar nañ ko ci moom monsieur le principal monsieur Thiam ñu ngi lay jox la parole nga ñëw wax ak askan wi Yeumbeul Sud ma bëgg ngeen bàcc ndongo bu baax a baax l'école c'est l'école de la communauté yéen yéen a ko moom pour école bu baax yéen la lu mel yéen moo tax xaar nañ lu bari ci yéen monsieur le maire je voulais vous remercier au nom de l'inspecteur d'académie mais aussi au nom de l'IEF d'avoir institué ce bel établissement. Parce que cela, monsieur le maire, découle d'une vision. C'est cela qui est remarquable. Parce que vous avez analysé la carte scolaire de votre commune. Vous avez su qu'il y a une question prégnante. Cette question, c'est la question de l'accès. Et vous avez voulu intervenir. Et je trouve que vous avez bien vu. أسلم له كل الإيمان ولا في لسان الرحمن وبه الشكر بلا كفران افرد حسابه مع النيران نفعني ولم يكن بولدي ولا بوالد فتاب خلدي على وسيل خير ولدي وخير والد بخير بلدي بآله وصحبه والنبي صلاة التي بسمن yaakaar naa ne kuy tàmbali dara ci alxuraan kay tàmbale te démb fii la ñu nekk doom yi barke Cheikh Fall ma ñaan ci kàttan bi yàlla ak yonent bi li may wax saa su ne rek au Zambien la valeur n'attend pas le nombre des ans vive le monsieur le maire dañu ñaan ci yàlla ak yonent bi Sëriñ Touba yàlla yokk xéwal man moom amul woon mboolem may kon xamu fu ma jëm ndax bu la la dugg bu la la dugg ci boppam mu ne dama leen di wax carrément ne leen ci kenn du fi dugg li ma leen di wax ci boppam mooy man baara rek laa bëgg man dama lay sànni j'étais présidente des jeunes filles engagées mooy ma dugguwaat présidente des femmes fii daan ànd ak Aliou Kébé du ma la nuyoo ak Samba Yoro waaye dafa
Cheikh Bolle Mbaye sama sang barke Cheikh Fall ku gis sam sëriñ da ngay jàmm lu ko mel ko taxaw la ànd ak Cheikh Mamadou Fadal Mbacké docteur ba ci démb defe naa li mu def ku ne gis na kon nag guy baara rek ca kaw je la présidence inchallah mbokki Yeumbeul mbokki Sénégal ñu ngi nuyu ñëpp ñu teew ci jotaay bi ku ci nekk ci turam ak santam di profiter ci magie bi nga xamante ni les technologies de l'information et de la communication jox nañu ko pour ñu mën a wax ak waa àddina ñu ngi nuyu waa àddina di jiital ci nuyoo bi imam délégué de quartier yi fi nekk ak principal école imam Mouhamadou Safir Gaye di ci teg le conseil municipal de la commune de Yeumbeul Sud di leen gërëm bu baax a baax di leen sant ginnaaw bi ñu santé le bureau municipal et à travers lui madame le maire Marème Sylla ma bëgg ngeen tàccul ma ko bu baax a baax nangu dafa jël ci ku bañ loolu la wolof wax moo tax ndamal conseil municipal bi Marème Sylla tonni na ko moom Mor Aram Kébé Mor Aram Kébé yàlla ko yàlla xaare aljanna di nuyu le conseil municipal lu tax principal wax na ko léegi lii vision moo ko laal bi ñuy toog Yeumbeul 2014 dañoo sentir ni ñun li ñu dal bi ñu nekkee xale coow li bari na ko di la jóge li ñu dal bi ñu nekkee xale maanaam xale am juróom-ñaari at wala mu am fukki at ak benn ñu génnee ko Yeumbeul muy dox 5 kilomètres ba 7 kilomètres pour dem jàngi loolu contribué na ci li nga xamante ni mooy la déperdition scolaire maanaam suñu dugalee téeméeri xale l'école fukk ak juróom-ñaari ñooy dem ba egg baccalauréat et loolu li koy indi lu ci gën a bëri c'est pas parce que xale yi bu ñu lekk mais dox bu metti bi ñuy dox dina contribuer ci liy tàyyeloo xale yi ba dootuñu bëgg dem école loolu daf ñu dal suñuy papa dal suñuy nijaay dal suñuy mag dal suñuy rakk bi ñu ñëwee ñu ne loolu warut dal li nga xamante ni mooy suñuy jabar warut dal suñuy doom mais loolu dafay lalu ci li nga xamante ni moom mooy vision Mor Diop Badou Sarr loolu dafay lalu ci li nga xamante ni moom mooy vision boobu nag boo ko amee bëgg koo implémenter maanaam bëgg koo tëral fokk nga am ay levier te levier bi ci njëkk moom mooy conseil municipal ndax 2014 dañ ma boole ak juróom-benn fukk ak juróom-ñeent ma juróom-ñaar fukkeel leen ñu nekk le conseil municipal de Yeumbeul Sud lépp loo xam ni bëgg naa ko def ci Yeumbeul ñoom bu ñu waxul waaw loolu du mën a jàll ba ci école bii ba ci poste de santé Pakoti Cheikh Sidati Fall bii ñu jàkkaarloo donc bu leen lekkee alom na ko gërëmee coy donc maa ngi gërëm le conseil municipal bu baax a baax ndax fakkatal ñu mu benn yàlla dafa def na tey ñuy daroo loo xamante ni lu bees Abdoulaye Sagna rappelé na ko léegi kaddu gi nga xam ni moom la waa Yeumbeul di gën a waxtaane mooy monsieur le maire Bara Gaye yaa ñu tàmmal inauguration parce que nag c'est pas normal ñun bu ñu musaan toog ci télé bi rek di gis ñu dagg ruban ñu jàpp ne noonu ñeneen ñi rek ñoo ko war a olof moo ni ku ñaan ñàkk soo jëndee am li ñu waroon inauguré bari ci démb muy poste de police te am ay gàllankoor ba ministre de l'intérieur ñaan ñu nañ ko may ba semaine prochaine mu ñëwal boppam tey ñu war a inauguré lii nga xamante ni mooy le premier lycée de Yeumbeul Sud loolu jàpp naa ni ku bëggul sa réew ku bëggul sa gox doo ko mën a et pourtant ku ne xam na ni loolu waruñu woon
ñun en tant que collectivité locale de premier degré muy commune yi nga xam ne dañu leen doon na ci commune d'arrondissement tabax école waruñu woon état moo waroon a tabax jébbal ñu école yi nga xamante ni mooy école yu ndaw yi école yu digg doomu yi comme collège ville géré ko école yu mag yi comme lycée région bi géré temps yi conseil régional bi am université état central géré mais bi ñu toogee 2014 ba 2019 dañu commencé di bind ki nga xam ni mooy ministère de l'éducation ngir mu andil ñu collège ne serait-ce que xale yi mën a jàng mais ñu lànk ni duñ ko def à chaque fois il nous oppose un ñett boo xam ne dañ koy voiler nan la ñuy voiler déedéet googu mooy programmation la amaguñu budget bi et cetera mais olof am lu mu wax ku ñaan ñàkk soo jëndee am ñu tabaxal ko suñu bopp jébbal ko état donc jàpp naa ni loolu lu am solo sama contentement ren mi ngi ci bi ñu ma woowee ni ma affecté nañ la benn principal bu tudd monsieur Thiam keroog kontaan naa toog ñu toog ba mu yàgg Ousmane Ndiaye mi ma fi nekkal ñëw ni ma orienté nañ ci juróom-ñeenti téeméeri xale yu dëkk Yeumbeul Sud ñoom ñëpp ñu ngi war a jàngee ren ci ay collège Imam Mouhamadou Sakhir Gaye ndax dañ ko tuddee ku mag muy Imam Mouhamadou Sakhir Gaye muy sëriñ boo xamante ni wax fa dëgg yàlla sag Yeumbeul ndax bokk na ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo njëkk a am école privée boo xamante ni dafay jàngale waale arab ci biir école franco-arabe Imam Mouhamadou Sakhir Gaye moom xale yu bëri xamuñu woon ni Yeumbeul Sud la il a fallu que Bara Gaye tuddee ko collège pour que nit ñi mën a xam ni Yeumbeul Sud la te jàpp naa ni sàkk la ngir diine ji sàkk la ngir yoonu Laayeen sàkk la ngir waa Yeumbeul sàkk la ngir umma islam donc bañ ko tuddee li nga xamante ni mooy collège bi daaw gis nañ ci njaboot bi gis nañu ci famille bi gis nañu ci diine ji gis nañu ci tarixa bi mbégte moo xamante ni il fallait que ñu tollanti li nga xamante ni moom la ñu defoon daaw ci sa toogaay fii laa taxawoon ni bu ngeen ma mayee yàlla may ñu aussi ñu fekke déwoon danaa teg juróom-ñetti salle de classe ci kaw daaw laa ko waxoon ren yàlla dimbali ma ñu teg fukki salle de classe ci kaw waaye incha allah déwén su ngeen ñu mayee ñu toogaat ci maire bi danaa tegaat fukki salle de classe ci kaw incha allah mu war a nekk R+2 li ma leen waxoon nii leen mbir mi vision moo ko laaj bi may def fondation bi suñu amuloon vision terrasse lañ koy yemale ndax Bara Gaye njëkk a tabax école étage fii ci Yeumbeul Sud mënoon nañ ko def mu nekk fondation wu rez-de-chaussée kese mais daaw jéeg la am vision ni nañ ko def fondation wu R+2 am na ci sama collaborateur yi moo doon retaan mais tey jàpp naa ni ki la defaral terrasse daaw ren mu def R+1 su la nee déwén dina teg R+2 nga war ko gëm. sang bi ñu ngi lay sant bu baax a baax ci sa teewaay di leen wax ni booy defal te yàlla tax ba ki Demba Ndiaye dañu ma woo bind ma lettre note mu jógee préfecture ñu ne ma le ministre de l'intérieur jël na décision ni fële ñu doon voté muy Mamadou Ndione déplacé na ko léegi fii la ñuy voté muy Imam Mouhamadou loolu ndam gën ko rëy loolu ndam gën ko rëy musoon naa leen wax ni leen suñu paree ci Yeumbeul incha allah suñu paree ci Yeumbeul à jamais ba Yeumbeul commune bi di jeex kenn dootu fàtte incha allah jaar-jaaru Bara Gaye ak ñi mu àndal ci conseil municipal. ku ne xam na ni bu ñu daan wax li nga xamante ni moom mooy ay centre de vote dañuy wax Mamadou Madi Ndiaye wax Khalifa Ababacar Sy
wax Moussa Anta wax Momar Khari wax Abdou Ndiaye wax Mamadou Dione waaye Bara Gaye tax na danañ ci boole imam Mouhamadou Sakho Mbaye parce que fi ñu daan voté ci Mamadou Dione état moomu ko woon état musu ko woon moom école privée bu ñu abaloon la tey Bara Gaye def loo xamante ni parce que jàpp naa ni commune démembrement wu état la donc lii état moo ko moom ba tax na ñu jóge tey fa ñu abaloon ñëw dugg fii nga xamante ni tey commune bi moo ko moom état bi moo ko moom loolu ndam la ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax di gërëm sunu borom di ko sant bu baax a baax ci li nga xamante ni defal nañu ko am na kilifa bu baax bu wax ni jàmbaar amul ku yàlla dimbali mu am bi ñuy toog Yeumbeul Sud 2014 li tax mbir mi neex mooy musuñu promettre Yeumbeul ni leen danañu leen defal nangam wala nangam tey foo dox ci dëkk bi dégg ñu naan danañu leen promettre Yeumbeul danañ ko dégager def koy gratte-ciel yu laal asamaan si ñun dañu daan wax ni digguñu kenn 5000 francs digguñu kenn saaku ceeb digguñu kenn xaru tabaski wala nagu tam xarit waaye su ngeen ñu joxee Yeumbeul li fi manqué en terme d'infrastructures sociaux de base danañu ko def yàlla dimbali nañu ci loolu ay ñi nga xamante ni ñoo fi dagaan di wax naan danañu fi defar lii danañu fi defar laa lenn rek moo ma ci nekk mooy Yeumbeul desatul suuf su nit mën a tabax Bara Gaye tabax na lépp def lépp tabax na sarkal moom kay sunu 5 ans yi di ñëw lenn rek la ñuy defaat R+2 bi yokk li nga xam ni mooy yenn poste de santé yi defoon yëkkati leen en hauteur réfectionné li nga xamante ni mooy yenn école élémentaire yi di peinturaat defar sunu cadre de vie defar ay pavé yu baax luq boo jël incha allah lii nga xamante ni mooy leitmotiv conseil municipal bi di war a ñëw mooy defar Yeumbeul Sud de sorte que dootoo fi gis pepp suuf parce que c'est possible li nga xamante ni moom la ñu dugal en terme de centaines de millions voire de milliards en terme d'investissement tey suñu ko defee ci li nga xamante ni mooy pavi pilicar yi incha allah danañu ci def ay jéego yu am solo ci juróomi at yi nga xamante ni mooy ñëw foofu laay barastikoo nag ngir présenter wala ma nuyu ñi nga xamante ni ñoom la ñu yàlla booleel ren ñu war a dem ak ñoom élection muy coalition Yewwi Askan Wi monsieur Babacar Gueye ñu ngi lay gërëm bu baax a baax donc moom mooy li nga xamante ni mooy candidat Yewwi Askan Wi ci département bi di gërëm bu baax a baax comme ni ko Ablaye Sagna présenté coalition Yewwi Askan Wi bu Yeumbeul Babacar Fall jiite leen tey aujourd'hui ñu gis aussi ci wetam Aminata Sall Aminata Diop Massamba Niang Diori gis aussi ñi nga xamante ni mooy Serigne Moustapha Cissé gis doyen Dia gis Diop Prési alors gis Touré donc vraiment gis moo di gis tout le monde sant nañu leen gërëm nañu leen